tànnoon ci immigration clandestine te ñu fas yéene laaj ba xam ndax ak 50 000 francs nit mën na ci nekk millionnaire gis ne aussi Sénégal tekki fi dafa jafe gis ne tey li la war rek da nga ko war a def mu ñetti repas yi muy ndekki añ reer gis ne saa boo xëyee da nga ko war a matal sans oublier aussi pression bi la famille bi teg ñu doon laaj tamit ndax nit mën na fi tekki sans diplôme ci réew mi ñu gis le cas de Ndiouga Kébé ñu gis ne boutique mbagg la commencé ba tey jii nii mu yor ay immeuble ñu gis aussi le cas de Bocar Samba Dièye nekk ki nga xamante ni duñu wax lu jëm ci mbàllum ceeb te boole wuñ ko ci ñu gis aussi tamit Serigne Mboup daal di kokki la jóge ba tey mu nekk un milliardaire donc tey ñoom ils ont compris le concept américain from zero to hero donc tey ñu fas yéene aussi dalal ay ndaanaan ay jeunes comme ñun ñu fas yéene waxtaanee aussi tamit ci loolu bëgg leen xamal ni que ne réew mi mën nañ fi tekki sans dem fenn salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam sëñ bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi gërëm suñuy ñaari waajur di wax asalaamaaleykum quoi. bon question bi nga wax noonu c'est très important parce que man mii di wax ak yow nii man def naa clandestin 2 fois mais dama dem ba benn instant ma xam ni lii risque la parce que sa bakkan mën na ci des. parce que ñu bari àndaloon naa ak ñoom ñu des foofu depuis lors dama ragal géej gi te comme 50 000 francs boobu ngay wax dëgg la Bocar Samba Dièye ci xandi ñaar dërëm la démarré da daan root ndox dem di ko jaay par ñaar dërëm dem ba ubbi taabal ubbi bitik ubbi magasin dem bay wàcce ay bato ceeb te jàngul pourquoi pas ñun jeunes yi ñuy sacrifier sunu life parce que lan réew mi dafa metti mais boo tëddee naan réew mi dafa metti réew mi day metti manœuvre yaa ngi fi peel yaa ngi fi lu nekk a ngi fii lu ci waay yëngu lu ne di nga ci gis njëriñam boo ko jubalee teg ko ci yoon sunu borom jàppale la. est-ce que du tamit jeunes yi ñooy taamu des fois. waaw taamu moo tax ñu naan tànnakatu carax tànnakatu dàll ay carax ngay mujjee fii amul kenn ku lay fekk sa biir kër di la jox loo dundee lépp loo dundee yaa ko war a ñafeel sa bopp taamu bi pour man amul njëriñ jeunesse bi nañ bàyyi xaru bi ñuy def. nañ bàyyi xaru bi te dem uti xam nga rek waar boo xamante ni même booy yenu sax saako ñu lay fay par ñaar fukk baa dañ jënd yaa ngi nii ci syndicat yeeg ci marché yi mais ñooñu dañuy dajale weccet boobu après bu ko defee ñu mën a dundal seen njaboot pour man taamu boobu du solution de waaw du solution de na gaa yi dóor waar de. donc taamu boobu kon du solution na nit ñi na jeunes yi kon liggéey fii ci réew mi aussi suñu duraat aussi tamit ñoo waa fi un jeune yaakaar naa ne kii tamit duñ ko présenter parce que youtubeur la parce que tamit je pense que ni moom porteur de voix la ñu laaj ko tamit moom lan la gis ci affaire yi parce que 50 000 francs ndax nit mën na ci tekki. waaw asalaamaaleykum Sénégalais yi maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tamit site bi ñuy interroger nii waaw ñu ngi wax ci wàllu clandestin bi dëgg la nag Sénégal moom. metti na mettiwul te tamit damay wax jeunes yi nga xamante ne ñu ngi jël mbëkk bi di dem donte nag nit ki li ko poussé ba mu sës ba xam ne lii nii mun na ci dee mu dem kon kooku noonu sës na am na fu mu yegg mais damay wax rek nañu delloo suñu xel parce que nit ku nekk dafa war a am gëm-gëm bul xool ne Demba dem na réussir na rek man damaa war a dem réussir wërsëg fu mu nekk rek dina la fa foo munti nekk sa wërsëg dina la fa fekk pour man daal dañoo war a nit ki pour man 700 000 francs wala 600 000 francs wala 800 000 francs yi ngay fay boo ci dollee tuuti di nga am billet nga jaar fi nga xamante ne moo gën a légal wala boo ci dollee tuuti di nga investir comprends nga te gars yi ni ñuy dee comme mala métti na trop da ngay dem ba ci biir géej gi xiif dikkal la tànkaloo bi métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop moo soñoon daal xam nga weccet boobu ñu yor xam nga ñu mën si investir toog suñu réew xam nga ndax tamit ñun ñoo bu fekkee ndaw yi war a yor réew mi ñoom ñoo dem di dugg ci gaal yi di dee wax dëgg yàlla tamit day metti trop te nit ki nu mu mënti demee dafa war a ànd ak gëm-gëm xam nga ànd ak patience boo xamante ne daal li mu yor war koo pass ci gaal gi mu xool benn projet bu ndaw bu mu ci mën a investir xam nga
en plus tamit sénégalais moom à chaque fois rek day teg pression boppam parce que famille bi mu nekk gaale bi mu nekk bëgg naa def lii. mais pression familiale bi moo doon wax sànq rek. waaw mooy bi nga wax sànq bëri na si ñoo xamante ne maanaam dañuy fipp dañuy dem ba dañ naan dund ak dee quoi mais loolu yëpp rek ñàkk gëm gi quoi dañoo war a delloo suñu xel si yàlla xam ne boo waree am rek di nga am nit ñëpp mënuñoo tekki. ñëpp tamit mënuñoo ñaata ñoo fi dem ba Espagne ñu refuli leen ñaata fois ku mu wóoroon ne tey jii boo fanaanee Espagne da ngay tekki xam nga kon ñu bëri dañuy lijjanti jaar ci yoon bi légal bi mais mun nga daj coono ba pare dem ba foofu noonu ay yeneen tolof dikkalaat la doo xam moo sañoon daal jeunes yi tey ba gis lu leer doo ko dem. ok ñoo ko déggandoo bu sañoon jeunes yëpp tey xam nga jël yoon bu légal bi maanaam muy jaar ci kaw c'est vrai nag bërëbu demukaay yëpp de lañ leen wax nit mun na fa dem tekki fa waaye itam lépp loo gis tamit muy moyen de transport am na risque mais avion da cey gën a wóor am déet kon di wax ne jeunes yi jël mbëkk yi ñu leen di sensibiliser waat tey jii nii di leen wax ne nañ toog ci réew mi liggéey ak 50 000 francs yi ñu yor je pense que buñ ci sukkandikoo teg ci projet dina dem ay ginaar a ngi fi mun ngoo bi poulailler mun ngoo bi leneen da ngay réussir ci kàttanu yàlla boo ko gëmee léegi tey ñu doon laaj yow mi nga xam ne jot nga jaar ban expérience nga dund tey ci biir géej gi. bon géej gi tax na ma gën a delloo ci sama xel ci yàlla. parce que bi ma jógee ci loolu si laa delloo ci xel bi xam ni fii lu dul yàlla lu ne neen la parce que du ma la fen def nañ 3 jours ci ndox mi loo xamante ne amuñu secours ci benn bànqaas laa kii te bu ma si meeku woon di nga gis cicatrice sama yaram yëpp. jàngat bi ma ciy wax mooy jeunesse bi yéen laay waxal waa Sénégal jeunesse Sénégal laay waxal bu leen dara jaral ngeen di sacrifier seen life bu leen ko dara jaral parce que man li ma gis ci géej gi non ba àdduna di tukki ku ma doon fay 1 milliard ni ma jëlal gaal nga dem Europe non du ma ko jël du ma dem. tey lan nga ñu mën a expliquer lu ndaw rek ci li nga gis ci géej gi ñu ci dund dëgg. non li ma ci gis bari na. gis naa mag ak rak yoo xamante ni mag ji wàcc na liggéey ñu jàpp ko nii di ko sànni ci ndox mi di rakk ji toog di jooy mënu ci dara. gis naa koo xamante ni tamit ñaari mag ak rak seen papa mi ngi Europe ni leen carrément ñëw leen te jox dagalu leen bee booy sax fexe jaayante ba am weccet ni dañuy jaar ci gaal gi ñoom ñaar ñëpp ñu des fa ku leen ko teg parce que lan dañoo gëmul ni foo toog. sa wërsëg dina la fekk te tepp moo gën yuréet nit ki mi ngi yóotu wërsëgam te fekk gënul ci moom géej gi ay naawkat a ngi ci ay soppalikat a ngi ci façon rab bu nekk a ngi ci géej gi bu ma koy wax nag nit ñi duñ ko gëm mais ñi jaar ci clandestin xam nañ li may wax bu ñu déglu kon li ñuy wax jamono ji kon dëgg la que ay dëmm yee ngi ci biir ak yooyu ñu baal ma ci loolu lépp a ngi ci biir lépp am na yoo xamante ne nag boo koy wax ñi koy déglu dañ naan du dëgg mais tant que tegoo sa bët noo doo gëm li ma lay wax géej gi lu garaaw la billaay wallaay lu garaaw moo nekk ci géej gi jeunes yi tey leen bu baax a baax dañ tey de man moom dootuma ko defaat xalaatuma ko sax ba dootoo ko dolliwaat xalaatuma ko ma dem yenu ji saako sax man moo ma gënal instant bi nii may def clandestin parce que loo xamante ni yow dalay leer ni yow sa dee nii dee bu fomm ba sànq rek maa ngi wax ak booy yi naan leen man sama dee fomm na 3 yoon benn bi ma nekkee armée la beneen bi ci géej gi beneen bi damaa wadd ci sànc lépp lu ma ko waral bëgg a tekki mieux vaut nag naa xaar yàlla bi nag mooy xool loo xamante ni dinaa ci am lu may suturloo waaw bañ a toog rek yaafuus naan way gouvernement bi defu fi dara gouvernement bi du fekk kenn këram di la jox dara yow yaay jóg jaayante sa life ñafante sa life pour mën a am mais boo toogee di xaar gouvernement doo dem fenn gouvernement bi seen bopp dong lañ fi nekkal ak seen i famille kase. ak 50 000 yi pour yow lan la ci nit non 50 000 moom départ la. 50 000 non départ la tey jii nii table bi boo ko jëlee jël 50 000 yooyu jënd say dàll ak say yu kenn xamul teg ko ci mais boo xewloo sax xoolal suñu mbokk guinéen yi plateau koko la ñuy yor te plateau koko njëgu 1000 francs moo ciy ne ñuy dox ay kilomètres. te bu ñu taxee ni la maamam étage bi doo ko gëm parce que lan dañoo doylu dërëm bu barkeel moo gën million bu barkeelul 50 000 départ la man de ku ma ko joxoon ma départ ci
waaw départ la de. donc moom ku ko joxoon mu départ si ñu aussi am tamit yeneen invité aussi ci ginnaaw donc ñu fas yéene ci introduire quelques ci ñoom donc kenn ngi nii sama bët ma laaj ko rek tamit 50 000 francs buñ ko joxoon tey lan la ciy def salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay ziar sëñ bi waaw comme ni nga ko waxee rek man je pense pas que 50 000 francs mën na doon départ bu essentiel ici au Sénégal actuellement parce que vu la situation bi ñuy dund fii ñëpp ay commerçant lañ léegi stock yaa ngi tooj saa ñëppay jaay ñëpp mën a leb te duñu fay dëkk bi crise totale chaos total donc 50 000 lan nga ci mën a def à vrai dire sa yaay da nit kii buñ déggee ne investir nga rek tu es foutu ñëppay yaakaar ci yow ku ci nekk day daw ci yow léegi yow nooy def saa mu ngi doon wax sànq kaaw Guinéen yi mais duñu benn bokkuñu même économie ici au Sénégal Guinéen yi bu ñu fi ñëwee c'est pourquoi parce que suñu monnaie dafa ëpp seen moyen d'échange lu ëpp doole fuuf plus de 10 fois donc c'est bu ñu liggéeyee pour ñoom ils travaillent pour ñibbiwaat seen dëkk parce que ñoom ay étrangers lañ par rapport ici au Sénégal fii mën naa ne ñun suñu jëm bopp ñun Sénégalais ñoom mentalité boo xam ne c'est un peu je peux dire que xaw ma état d'esprit bi la xaw ma fit dañoo judd fekk ko fi ou pas mais c'est très extravagant quoi à vrai dire. tey nga ne ay sandal nga ci bëgg def nga def ci sandal déjà rek boo commencé créer sa propre entreprise sa papa sa yaay jàppal na yow ñaanal nañ la quoi à vrai dire yaay deeti jox sa bopp ndekki añ ak reer parce que doomu gor am na fooy toll rus nga sa papa di la jox ndekki ba pare boole la ci xas wala boole ci wax ci lu la neexul léegi tey yow sa 50 millions jënd nga ko ay daal da ngay toog xaar ay clients léegi ñu ne la xaaral yàlla benn mu ngi noonu ñaar far force da nga am ay xarit yoo xam dinañ ñëw sa bénéfice bi nga war a bénéficier ñoom lépp nañ la ko déjà am ñeneen ñu yaakaar ci yow problème yi ñëwagul mais avec ça léegi nit nan lañ fi développer à vrai dire on sait pas bu ñu waxantee dëgg bu fekkee da nga ko mën a jël nga yóbbu ko au village industrie nga ne yow da nga ciy nar a bay wala investir ci lenn mais 50 000 mënul bay doone ma yow jigi rek ngay jënd mais doo jënd li ko leneen li parce que faaw nga am machine wala leneen au moins loo xam di nga ko mën a traiter pour nga mën a traiter aussi on se dit la vérité 50 000 franchement parler man je me dis solennellement que loolu instant bi nii parce que on est en 2020 on est au 21e siècle franchement mënatul nekk quoi par rapport le cas de Bokar Samba Dièye Cheikh Mboub les autres ñooñu peut-être ñoom seen époque en ce moment là mënoon na nekk quoi mais par rapport époque bi non mënatul nekk. d'accord moom jàpp na ne époque bi loolu mënatul nekk. waaw donc yow ak 50 000 francs loo ciy def. waaw 50 000 francs gars yi mën nga ko investir fii parce que tey boo xoolee 50 000 francs boo xoolee tey jii nga dem ci dëkku àll yi en ce moment la nga xam ni ci nawet la nekk nii kilo ñeebe da lay dikkee 125 yi maam saako da lay dikkee saako 50 kilos da lay dikkee 6250 50 000 yi da lay dikkee 8 sacs boo bàyyee ba affaire yi jàll ba affaire noor bi ñëw. saako bu nekk da lay dikkee bu ku la ñebe da jaay 350 saako bu ne mën nga ko jaay 300 francs saako bu ne da dikkee 30 000 francs 8 saak yi rek 50 000 francs yi 240 000 la nga génn sa 50 000 francs mu dese la bénéfice kon dèjà tey jii nii maam départ am na foofu noonu ah kon tey 50 000 francs man li may wax rek maam jeunes yi nan bañ a yaakamti gis nga maam sa wërsëg foo nekk ne la fa fekk mais gis nga ni da nga war a doylu tamit ak maam pression bu la parents yi mën a teg ak nu mu mën a demee tamit war a xam ne maam nit du yaay may sa bopp yàlla mooy maye te yamalewul kon maam li may ñaaxaat jeunes yi daal maam ñu gën a toog góorgóorlu affaire yooyu noonu. fii li comme li sama mag ji wax rek jaaji rek fii sànc yaa ngi fi yanu saaku yaa ngi fi yëpp liggéey la mais tey jeunes Sénégalais leen gën a tardé lenn la tey koo fi wax sànc wala nga ne ko yanu saaku ceeb. du xalaat yaayam wala papam de mais bu sama gel bi rombee la ñi nga xalaat rusu naa man di liggéey yii nii parce que maam dafa am gëdd ci dëkk bi nga am gëdd ci dëkk bi te maam amoo dañoo complexé waaw dañoo complexé parce que danaa am nañ gëdd ci dëkk bi am nga gëdd ci dëkk bi te yoroo tus loolu amoo gëdd nga dem liggéey ñàq jëriñu moo gën fuuf maam tey ngay toog naan sama copine bi gis nga sa copine bi tey yii nii bu toogee benn 1 mois boo xam ne jëriñoo ko tous da lay bàyyi fee dem ca kay yanu saako ba. est-ce que du aussi léeg-léeg xale yu jigéen ñi dañ lay tardé loo te bëgguñu ko ku tardé est-ce que du ñoom méthode boobu ñu yor aussi tamit tax na ñun ñu xaw a tardé benn heure. waaw bien sûr dañuy tardé dama koy jël première ci man. waaw jëru mooy sori. xam nga maam exemple boo ko jël rek jël ko sa bopp ndax tey jii yaa ngi xeeb tey jii par exemple chaque jour nga génne benn 1000 francs may ko wala benn 1500. tey bu weer bi dee loolu 1500 yow ñaata la
lu nekk presque ay 45000 francs mais 45000 francs boo ko defee 4 mois yow loolu rek maanaam départ am nga ko fi 4 mois yi presque day nekk ay 100 et quelques mille 100 et quelques mille tey bu la neexee nga ubbi ci poulailler sa ñaari carton boo ko démarré tey jii nii 50000 francs nga jënd sa élément 4 sacs yow déjà xam nga départ foofu noonu maanaam ñaari carton yooyu noonu tey jii 100 poussin mu ngi foofu noonu taxaw léegi poussin bu nekk boo jaayee 3000 francs ñaata la lu 300000 kon ak 50000 francs man boog à mon avis man boog 50000 francs man mën naa ci 1 an man nekk ci millionnaire man waaw. kii sëñ bi ku baax kii yor na lu ëpp 50000 3 fois mosul nekk millionnaire day wax rek ay waxam a neex rek franchement parler je suis pas d'accord parce que bu dee dana da ngay jënd ñebe stocké 50000 kese nga yor de nga jënd ñebe nga ne da nga koy stocké xaar 3 mois wala 6 mois looy dundee say loxo ngay lekk say loxo ngay naan lay fajee say soxla dis la vérité. mais maam tey boo jëlee loolu noonu maam doo toog di xaar parce que na nga def ba am 50000 francs yi ba investir ko boo paree da ngay jógaat di wëriwaat yeneen 50000 francs yoo dolliwaat mais doo toog di xaar doo ne am naa 50000 francs rek jënd rek toog di xaar yàlla da ngay daw jéem a wuti ñafe même bu dee chaque jour 250 francs sax laa la wax wala 500 francs bu weer bi dee da ngay am loo xam ne di nga ci mën a jafandu mais daal li may wax nañ bàyyi rëy ak complexe bi fii complexe bi jógu fi ak rëy bi duñu am tous waaw nañ dem yanu ji dem manœuvre ji 2500 3000 waaw man maa ngi nii manœuvre laa njëkkee avant may jaay yàpp lu nekk am naa ko ci wax dëgg yàlla waaw te dama ci sant yàlla te dama cee fiéroon parce que ma nekk ba sànje samay gel seet si ma barke Seydina Mohamed ma continuer liggéey waaw kon maam nan bàyyi complexe yi seenu Sénégal bàyyi complexe yi waaw bàyyi ay sama gel bu ma rombee fi affaire sa gel bu la rombee fii mu xam maam tey jii ki ngay ñax ci ngay jëriñoo man loolu laa gëm man waaw kay. ak 50000 la. waaw ak 50000 moom dina xaw a difficile mais daal lenn daal laa xam lu may wax moom 800000 yi ñuy passé si gaal moom wala 900000 moom ku ma ko jox ma tekki moom wax dëgg yàlla. waaw loolu de d'accord naa xaalis bi ñuy passé gaal moom ku ma ko jox moom ma tekki moom wax dëgg yàlla moom. ak 50000 loo ciy def. bon avant tout damay nuyu ñëpp di leen jaajëfal si émission bi ngeen def fii tey seet suñu dafa tombé tamit clandestin bi ñu am ci ay décès di leen jaale aussi suñu dëkkandoo yi nekk fii ñun moom doon nañu firnde quoi ndax gis nañ si ñaar ñu bokk ndey ak baay dee si benn bés ñu dajal leen te gisuñu leen sax kon loolu la tiital nañu ñun te ñun voyage moo nekk suñu rêve mais yàlla xam na ne nekkul ay gaal parce que suñu passion moo tax ñu voyage nekk suñu rêve mais bu woon loolu fi la ñuy toog daan suñu doole ndax lu gën a wax léegi rek ñun moom toogaay di suñu yëf parce que déjà fu ñu nekkee banlieue bi dara nekku fi mais ak 50000 moom pour man mënoo si am li nga bëgg pour man quoi 50000 mënoo si am li nga bëgg parce que 100000 sax yoroon naa ko wala lu ko ëpp te boo ma si jëmee financé après da ngay mujj daanu da ngay perte parce que financement dafa war a am fond boo xam te ni boo daanoo moo lay yëkkati. est-ce que du aussi tamit da ngeen a war a yëkkati li ñuy wax éducation financière tamit est-ce que loolu waroo leen ci taxaw. waaw peut-être war nañ si mën a taxaw mais pour man daal 50000 moom ku ma ko joxoon man wax dëgg yàlla mënu ma si investir loo xamante ni dina ma jëriñ parce que 50000 c'est pas beaucoup bëriwul maanaam bëriwul si li ngay soxla yëpp pour sa entourage parce que ñun déjà ay majeur nañ suñu rek dañuy yaakaar suñu papa yi yaakaar ñu xam nga mais 50000 mënul investir pour man xaw ma nag gars yi mais mënul investir. waaw ñu ngi may signaler que ne li des ci temps bi bëriwul mais tamit àdduna bi tar na tar boo xam ne coono rek la parce que aussi tamit nit ku nekk muy neex ak muy nakari da ngay jéem di dund ak moom mais li la yàlla may aussi tamit da nga ciy doylu te santee ko yàlla ndax moo la ko jox. amaan tey 50000 francs yooyu tey keneen su ko amoon da ciy def lu ëpp da ciy def loo xam ne ni day produire quoi day jur à vrai dire day jur parce que tey gis nga ñi di ñuy wax rek. ñu mun a ni ñu ko waxee ñu mun a kott dëgg yoruñu mbaam loolu lañ koy waxee donc je pense que ak 50000 francs yow boo ci mënul tekki am na ku ci mënul tekki am na ku ci mën a tekki te tekki fii mun naa ne parce que 50000 francs yooyu su ma ñëwee li sama copain bi wax boo ci jëndee benn keesu ginaar c'est à 25000 yaakaar naa nga jënd ci aliment dem ak moom yàlla day ñëw. mais 50000 francs yi moom nga démarré waxuñu ne 50000 francs yi du genre da ngay toog investir 50 000 francs yi di xaar non non mais 50000 francs yi da nga koy am moom ngay commencé moo lay départ loo comme tey nit ñëw na fi ne man de bi may commencé ci 50000 laa déparé ñëw naa tey ba ci lii en attendant benn sac bi di jeex benn sac aliment bi di jeex da ngay amaat leen lu mun a yóbbu 50000 francs yooyu
mais loolu garantie la jàpp ci moo gën jàpp bañ a jàpp ci dara. waaw loolu noonu dama koy confirmer parce que fi may liggéeyee nii rek Sotrac fi may jaay yàpp. am na benn copain bu fa nekk. yàlla xam na ne man bi ma déggee affaire yi sax man dafa ma jëmee kaw parce que waa ji Aliou la tudd. bi muy commencé maam comme li sama mag ji wax kooku la doon jaay. chaque jour 300 francs la doon condamné. yàlla xam na ne ba léegi nii mu ngi foofu noonu ak paa bi ko doon wax ni leen toogee ñu koy wax. paa bi ne bi mu daajee condamné bi ci 300 yi rek 3 millions 500 mille la. bi mu ko ci condamné instant yi oto boppam la yor di ko dawalal boppam chaque jour dina am versement 15000 francs ak li muy dépensé ak li muy denc argent de poche. kon ba man boog li may wax comme kooku 300 francs la doon dajale kon ñu am 50000 francs kon man je pense que man départ tey jii am na foofu maanaam bi ngeen nit say bëgg-bëgg da nga koy yemale. mais mënoo yor 50000 francs bëgg maanaam valeur 100000 francs c'est impossible. da nga yor 50000 francs say besoin nga yemale ko ci 50000 francs nga toog xaar 50000 francs lu mu la jural bénéfice boobu nga jël ko doole ci jëm sa kanam man boog loolu laa gëm mais pas yor 50000 francs investir ko toog di xoole non non waaw. waaw tamit di rafetlu tamit émission bi. maam tamit waa Média TV affaire yooyu noonu. waaw def ngeen lu rafet. parce que tey jii nii bu ngeen gisee maam loo xam ni carrément dëkk baa ngi ciy loru ngeen jóg taxaw ci tamit loolu noonu maam tey jii nii lu rafet ngeen def daal. waaw di leen ñaanal yàlla defu leen jaamu xam nga télé bi tamit rajo bi tamit gën a jëm sa kanam xam nga di remercier ñëpp daal di gërëm ñëpp waaw. xanaa di la bàyyi tamit galas nga tàggatoo. waaw li may wax daal mooy fi ma commencé woon rek nañu delloo xam nga am patience ak ngëm quoi bañ a yàkkamti daal waaye loolu bon di bëggee tamit site bi quoi di leen wax ne maa ngi leen di jaajëfal bu baax xam nga lii am na solo parce que dafa baax ñuy tàllal ndaw yi micro ñuy wax du ñi nga xamante ne ñoo am daraja rek a war a wax ndaw yi nga xamante ne am nañ ay idée dañ ko war di génnee ndax ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp a ko bokk bon di rafetlu émission bu baax nag waaw di ñaan yàlla affaire bi gën a jëm si kanam daal. bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw ñu ngi remercier waa Média TV comme déplacement bi ñu def ni ñëw seet ci jeunesse bi pour laaj leen seen naqar ak seen li ñu avec seen yooyu yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam ak kanam ba ngeen am lu kawe njott si li ngeen di wut parce que jeunesse bi ñoom lii rek la ñu am ku leen dékk micro ñu jooy la seen problème loolu rek lañ fi am. te yéen nag rawatina instant jeune ay jeunes koy def aussi. bëgg di jox jeunes yi ñu wax. voilà tey jii nii boo gisee sa moroomu jeune. di def benn affaire faaw nga encouragé ko ci parce que tey jii nii da ngay bëgg yow boo ci nekkoon nga bëgg ñu encouragé la ci kon moo tax man leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam ak kanam ba ngeen am lu kawe seet njottu ci li ngeen di ut nii ci barki laa ilaha illallah man nag moom sang Cheikh Moussa Diagne mooy sama sëriñ bu yeboo ñu ne yàlla laa mais man yàlla rek a ma ñor leneen ñoruma 50 millions nga koy wax noonu bisu moo ko amoon yàlla laay jiital doog am teg 50 mille yi billaay wallaay day barkeel de bon loolu laa amoon ci lu may sànni parce que xam nga rek jot amul temps amul waaw ñu ngi leen di waaw comme ni nga ko waxee rek di rafetlu franchement MMD Média mu ngi def liggéey bu rafet aussi parce que instant jeune aussi ay jeunes a koy def waxtaan argumenté ouverture d'idée ak d'esprit aussi envers les autres nit ñi xam jeunesse bi lu ñuy souffrir mais man comme sama argument fi ma ko tegoon sànq rek waaw complexe ci jeunes yi nag ci jeunes yi ñàkkul liggéey lañ koy wax ñi nga xam ne nangu ñu def dara parce que mën nañ ne booy moom bu fekkee avenir bi da nga ko bëgg a kal ci boulot man moom tu vas pas en sortir franchement parler 50 000 $ arrangé parce que da nga koy taal ci ay secondes wala ci benn jour léegi comme ni ñu koy waxee rek gars yi waaw bu dee 50 000 aussi mën nga réussir sa projet waaw acce yaa salaam jàpp ci bu baax a baax te gëm ko rek loo gëm ndax dina ñëw quoi ci kàttanu yàlla di rafetlu nuyu ñëpp nag waaw dañuy sant yàlla bu baax rek di rafetlu émission bi di ñaanal sunu mbokk yi yàlla jëmale seen mbir ci kanam kanam ndax ay jeunes yu am ambition lañ bon comme lu ma waxoon sànq rek 50 000 boobu man mënul investir pour man mënul investir du question bu loo maan sax parce que aw ma jot bi sax en plus di wax jeunes yi tamit li leen gën a poussé mën naa ne ñenn ñi seen waajur mooy tax ñuy def yenn foti fii nii parce que duñu leen may jàmm si gàlle bi wala seen doom bàyyi tekki ñu bëgg a tekki affaire yooyu noonu xam moo tax yu bëri ñu siy dugg te duñ ko tey
waaye daal nañ bàyyi xel ni gaal yi moom wóorul ku ma si déggal wala ku ma si xam doo ci dem wax dëgg yàlla ay gaal moom di fi nit wasalaamaaleykum. ay gaal di yëfu nit loolu la mujjee terminé donc di wax na rek nit ki doomu aadama bi nga juddoo je pense que nga commencé am pression fii Sénégal di wax ne que ne nit ki soo gëmee sa bopp fi nga ne mun tekki fi mun na ne ndax nit ki da ngay wut dërëm boo ci jógee dem wuti waat ngërëm donc je pense que fii Sénégal lépp pression la donc lépp pression la dañ ku ne kenn ku nekk da ngay jéem gëm sa bopp ci lépp nag gëm sa bopp moo jiitu lépp ndax tey nekk jeune yombul dafa métti phase bu métti la ci àdduna ndax tey soo nekkee jeune lu la mun a détourner dafa yomb ndax gis tey surtout lu ñuy roy moo baaxatul jamono ji ñoo ngi roy tubaab bi ci solo ñoo ngi leen di roy ci lépp te alors que léegi ñun royatuñ ay ñoom Cheikh Anta Diop mag ñu fi nekkoon ay ñoom Blaise Diagne ñooñu noonu au moins am lu ñu def Sénégal ñooy royuñu leen ci dara ñun tey xale yi koo ci gis bu bëtul noppam wala soit deful bopp bi ba mu am nu mel wala soit nga sol lu xat pour yow defootoo dara te alors que ñun war nañ dépasser foofu tey xoolal kaaw WhatsApp tubaab da ko def pour liggéey mais ñun dañ ko def tey pour passer ci temps daf ñuy tardel tey xoolal tey jeune bu am 17 ans fii nga dem en France jeune bu fa am 17 ans kooku moo ngi teg ay projet am kooku ins bii nii moo ngi jéem a xool nu mu nekkee entrepreneur moo ngi créer ay logiciel mais ñun xam ci lu ñu nekk ñoo ngi essayé kan moo ëpp les vues ñoo ngi xool tey jii nii kan moo ëpp succès ñun loolu moo ñu tardel au fait loolu moo ñu tardel te ñun ñëpp ñoo bëggandoo di jëlandoo benn affaire Sénégal lu xew lay bañ su ma gisee ni tey kii nii wéykat la ma gis na moo ngi dox ci koñ bi ëllëg ma ñëw soutenir ko damay ñëw ma tam nekk wéykat imposé wu ci kanamam Sénégal loolu moo fi bëri gars yi nañu mànkoo doon benn gaal la dañ koy joow mu dem ci kanam te amaana nag tukki jël gaal gii dem réer say waajur duñ la gisati say koor loolu am na lu ko gën te loolu dafa métti ci xol waajur bu nekk nag yaay rek nga mun a doon boo sañoon sa doom tekki mais tamit pression bi tamit des fois ci famille bi lay jóge jël wax ni lu ñu leen teg pression bu mu leen tax a jël gaal gi jàll leen ci yoonu légal waaw di leen jaajëfal nag waaye même des médias Malick moo nekkoon ci technique bi di gërëm aussi tamit képp ki nga xam ne yaa ngi doon suivre di wax na tamit jeune boo xam ne nii tey bëgg nga ñu ñëw sa koñ yaay seet bu la neexee yaay indi thème yaay xool ci lan la ñuy waxtaanee wooteel ci numéro commercial bi dañ lay fekk si ba fi nga nekk dafa jëw émission waxtaan ak yow li nga xamante ni affaire du jeune la émission bi jeune yee ko tax a jóg wax leen seen xalaat ci commentaire bi jërë ngeen jëf